أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين ومن استنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الجزاء في المعاد. ورضي الله عن قطب المكتوم والبرزخ المحتوم حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الشيخ أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñingi yëkkati baatu nuyoo ak ziyaara di ko jëmale ci ñi ñu bokkal di teewlu chaîne bii di Al Amine TV. ñaan yàlla chaîne bi yàlla na wuyu boromam, ndax Al Amine radiyallahu taala anhu ku nekk xam na ni porteur de voix la woon, waaye itam ku nekk xam na ni moo yoroon kàddu kër maamam. donc barke bi ko yàlla defal ci kàddu al na ko yàlla defal Al Amine TV bii ba mu jotee fi masharifil ard wa magharibiha. mu mel ni nag dañu sàkku woon tey def benn waxtaan muy laayante biir, mu dellu ci li noo tuddee a tarbiyatul atfal fil islam, te mooy l'éducation des enfants en islam. mu nekk thème bu nga xam ni mu yaatoo ëpp na ndax solo bi ko l'islam jox, waaye mu mel ni dafay jaadu ñu def benn partie, incha allah bu ëllëgee ñu mottali beneen partie, waaye partie yooyu yëpp boo ko boolee dafay nekk lenn rek ci xam-xam bu yaatu boobu. incha allah noonu lañ ko fas yéenee defee, ñu ànd ko ak yéen mu nekk rek partage ci kàttanu yàlla. mu mel ni éducation nag te muy yar, mën nañ wax ni dafa nekk mbir mu nga xam ni lu soxal islam la, lu amal njariñ islam la itam. boo mënee wax sax mën nga ni yi ëpp solo ci l'islam yar xale daf cee bokk, ndax ci yar ci ngay basé wu pour mën a transmettre les valeurs islamiques, te muy rek les valeurs humaines. parce que ku tudd valeuru islam wala son humanisme da nga yëg ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a jàngale, ndax moom ci boppam waxal na boppam ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. nee na sunu borom moo ma yar, waaye ci yar gi ma yar ma def ci yitte ba rafetal yar ga. Seydil Haaji Malik radiyallahu taala anhu wax ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min kulli wasfin hamidin haza af'alata diilin rajaul baraya yawma musdahami. nee na boo doon jël jikko yu rafet yi, ngay jël valeurs yi, valeurs humaines yi, nee na yépp boo ko dajalee ya ca gën a tedd, ya ca gën a kawe, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na ko. kon bu yàlla delloo yónni kooku ci ñun, kon dafa fekk yar amal na ko njariñ, ndax moo yaral boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare missionné ko. kon donc pour wax la ni yar lu am solo la pour l'islam. mu mel ni itam benn jafe-jafe bi ñuy am ci jamono yu ñu toll mooy yar ku nekk xam na ni tumuranke na, ndax ñaari mbir. mën nga wax ni ñi
nga xam ni ñooy yar ñoo démissionné ñoo yaratul wala ñoo amatul jotu yar wala nga ne ñi war a yar ci boppam ñoo amul aptitude pour yar maanaam ñoo dajalewul valeur yi wala patience bi yar laaj pour ñu mën a yar loolu nag c'est un problème moo tax may wax ni bu fekkoon ni dañuy def examen bu nga xam ni dañuy seet ñi war a mën a yar ñu soo koy am droit pour am njaboot kon ma wax ni ñi am njaboot ci jamono ji du bari parce que ñi mën a yar bareetul kon loolu c'est un problème bu ñuy dund actuellement léegi nag moo tax objectifu thème bi day nekk rek pensée bi nga xam ni l'islam amee na ko adopté na ko pour yar xale yi pour wax la ni kon dafay nekk benn genre introduction générale ci cadre islam li mu tudd ci yaru xale mu mel ni nag buñ tuddee pensée boobu dinañ tudd ay penseurs mu mel ni am na ay penseurs ci l'islam ñu nga xam ni seen xalaat yëpp ñu ngi ko sukkandiku ci diine l'islam wax ci éducation mën nañu tudd ku mel ni Louis Gardé c'est un philosophe spécialiste de l'islam moom dafa wax ni yar dafa am benn sens général te mooy baatu yar rek nga xam ni sens bi mu am mooy cultiver faire croître yar pour mu màgg nga xam ni boobu yi ëpp yiñ ciy utiliser mooy tarbiyatu ci cadre animal yi tarbiya al xayawaan donc xayawaan yi muy animaux yi façon biñ leen di yaree mooy rek na duuf xar bi may yar na duuf ba bu tabaski jotee ma mën koo tabaskee mu mel ni kon baatu yar rek la ñuy wax di ko utiliser ci animaux yi mais aussi di ko utiliser ci nit ñi mu ne waaye baatu ta'dib ci nga yégee nag li nga xam ni moom la ñuy wax ci cadre nit te mooy yar boo xam ni day ànd ak correction di corriger ànd ak discipline di discipliner xale bi pour mu am teggin waaye aussi former ko parce que ay valeurs yoo koy transmettre wax kon su boobaa nit dugg ci ta'dib bi beneen penseur aussi mu tudd Moustapha Chérif moom it philosophe la penseur la mais aussi professeur la à l'université de l'Alger mu nekk aussi écrivain moom dafa wax ni tout un chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître que l'éducation détermine ces trois choses ñu ne ko ban ak ban mu ne la qualité de citoyenneté wala bokk la qualité des citoyens ñu ne ko ak ban mu ne le niveau de développement ñu ne ko ak ban mu ne le projet de société nee na ñett yi déterminant la nattuwaay la ci yar réew boo gisee ñi ko dëkkee nekk ay citoyens exemplaires xamal di yar bi moo jur résultat boobu waaye itam développement réew boo gis seen niveau développement di yokk xamal ni yar ma nga ca biir parce que ñàkk a yar bu dee ci cadre l'islam bi ñuy wax buñ la yaree formé la ci principe de l'islam yi formé la ci valeur islamique yi lépp luy suuxat développement dañ cay nekk waaye itam lépp loo xam dafay indi sous développement da nga koy moytu parce que sous développement du thème bi waaye buñ ko doon wax bokk na ci yi nga xam ne dina ko favoriser mooy la corruption te ki amee valeur islamique du ko def bokk na ci ay détournement yi askan bi waroon a jëriñoo nga mujj koo jël ak yeneen yoo xam ne dafay favoriser sous développement beneen bi mu ne projet de société dëgg la parce que yar dafay teg projet de société mooy dafay teg ni xale yi may yar génération future bu ñëwee incha allah li ñu manqué ci jamono ji ñoom bu ñëwee dinañ ko matal donc muy projet de société kon donc lu ñu mën a nangu la donc pour wax la ni rek yar yaatu na benn yaatu bu nga xamante ne ni léegi dootoo tuddati animal yi rek mais leneen li mu tudd nii dafa am leneen lu muy saisir
leneen lu muy wax lu bokkul ak instinct wala liñ soxla ci animal yi rek. loolu nag ku mel ni Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wax na ko, moom it penseur la, xalaatkat bu mag la. mu wax ni ñett yi yu ñuy fekk ci bàyyi ma la. ñu ne ko ñett yan, mu ne lekk ak naan ak sëy. mu ne ñett yi boo demee ci xar yi, bëy yi, nag yi fekk ñu koy def, kon du nekk kéemtaan. léegi nag mu ne nit li tax mu nite, personnalité bi koy joxe nekkul lekk ak naan ak sëy, waaye leneen la, muy la raison. donc ci raison boobu nag ci la ñuy yaree, faculté boobu mooy rejoindre yu ñu tudd ci yar te mu concerné nit. am na keneen ko ci joxe beneen définition aussi bu gàtt waaye bu général, boo xam ni mooy base li ñu bëgg a wax yépp. muy benn xalaatkat bu nekk ci suñu jamono, nekk ci réew mi, muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum hafizahullah wa ayyadahu wa ra'a. mu wax ni tarbiya te muy yar, mu ne a tarbiya hiya az-ziyaada. nee na tarbiya ndollent la, donc valeur ajoutée la. dina gën a leer ci ñi ñëw, waaye pour wax la ni rek dafa am loo war a transmettre xale bi, loolu ngay dollant boobu ngay def ci moom. nee na loolu mooy yar. léegi nag définition yooyu buñ ko waxee ba pare nag ñu war a jublu ci anakan mooy yar, parce que il faut ñu situer responsabilité yi, parce que yàlla ci boppam dafa situer responsabilité. yar ki ci njëkk te gën cee yell te gën a jege mooy parents yi, muy papa, yaay, famille bi dugg, mooy nijaay yeeg bàjjan yeeg, ñoom ñëpp dugg, muy famille de manière générale. donc yar ki gën a jege xale bi pour yar ko mu ngi déparé ci famille bi, muy beneen bi ci topp mooy société bi, parce que boo génnee famille bi rek yaa ngi dugg ci société bi. léegi société bi ak li mu engendré yépp, ñoom it responsabilité nekk na ci ñoom pour yar xale. nga tudd école, parce que école ki fa nekkal la professeur la, maître la, instituteur la. moom miy jàngale am na lu mu war a jëriñ xale bi ci yar, parce que du enseignement rek lañ ko soxlaal, mais aussi éducation bi dafa nekk lu fondamental. parce que xamal lu nekk, jàngal lu nekk, mais bu yar amul rek dootul jariñ. bu dee ci école coranique bi aussi même chose, daara ji sëriñ biy jàngale moom it dafa am valeur. ginnaaw li muy jàngal xale yi doyul, mais dafa am valeur boo xam ne xale yi war nañ koo jëlee ci moom pour am loolu mooy li ñuy tuddee les valeurs islamiques. waaye aussi am na leneen ci société wa tey ci niveau Sénégal par exemple, mën nga tudd lu mel ni daayira yi, parce que daayira yi nekk na entité bu nga xamante ne li muy récupérer ci jeune, ci ay xale di leen yar, kenn xamul nu mu toll. mën nga wax ni sax ki nga xam ni dafa raté éducation am ci kër gi, raté éducation am ci école bi, bu ñëwee ba ci daayira bi mën na ko defal lu ñuy tuddee dabaatal. moo tax kenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite yu mel noonu, daayira yeeg mouvement islamique yi, mën nga ci jël ku mel ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy hafizahullah wa ayyadahu wa ra'a. mu wax ni lawla tarbiyatu wa taalimiya la awqaftu amalu daairatul mubashira. nee na bis bu ma demee ba yëg ni daayira bii ma jiite ñaar yi amatu ci, mooy yar amatu ci, njàng amatu ci, nee na su boobaa ñu lem basan yi ku nekk dellu sa kër. parce que daayira buñ demee ba yar amatu fa, njàng amatu fa, nee na kon daayira amatul sa raison d'être. kon pour wax la ni daayira yi seen rôle premier donc mooy yar. kooku aussi ñu bàyyi ko xel, bénéfice la nag ñu santee ko mag ñi ci niveau Sénégal, macha allah, yàlla fay leen, yàlla yokk seen leer. et mu mel ni itam bu ñu tuddee parents yi tudd société bi, am na beneen buy gane si te jamono ji muy occuper temps lu bari ci xale yi, muy les médias. parce que médias yi xale yi booy seet temps yi ëpp yi ñuy passé ñu ngi koy passé léegi ci réseaux sociaux yi. mais réseaux sociaux yooyu aussi dëgg la dafa compliqué, parce que ñaara fa nekk, valeurs yi ña nga fa, mais aussi contre valeurs yaa nga fa. léegi nag xale bi jëm ci réseaux sociaux yooyu, kon laaj na ñu waajal ko
avant mu ciy dem, parce que bu dul lool rek lii jariñ mun na ko bañ a jël, mais mën na jël lii lor. ñaari fa daje suñu borom tudd na ko marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzakhun la yabghiyaan, te mooy la mer nga xam ni dafa salé agité, fleuve mu du ba pare lawet, yàlla ne ma sësale leen ba ndox yi duñu jaxasante, ndax maa def séparation seen diggante, ñu tuddee ko embouchure. gis nga noonu mu mel noonu la mel ci réseaux sociaux yi, ñaar yaa nga fa. léegi nag yitte bi mooy naka ngay def ba yow di dund say valeur ci dëkk boo xam ni wala zone boo xam ni lu mel ni réseaux sociaux yi nga xam ni contre valeur yaa nga fa, te contre valeur yi duñ la yàqal, duñ la intimider ba yàqal la say valeur. donc loolu nag dafa laaj waajal. moo tax boo njëkkantewul, famille bu njëkkantewul yar xale bi, école bi def yitteem moom it, su dul woon daayira sax moom ci niveau Sénégal kenn waxatu ko, li ñu am akas néew xëj na daayira yi ñoo am lu ñu dabaatal, macha allah. mu mel ni nag ci dabaatal googu wala ci jiital gi ngay jiital xale bi ba bu demee loolu du ko gaañ, ku mel ni Seydil Hadji Malick def na si njàngat wala def na si jàngale bi ñu ci def mooy bi tubaab bi ñëwee ne ko dañuy bëgg a jàngale tubaab ci Tiwaawan, mu ne leen parfaitement d'accord, mu ne leen Babacar mii sama doom mën naa leen ko jox parce que jiitu naa leen ca moom. kon la war nekk ci moom def na ko ba bu demee contre valeur yeneen du ko yàqal valeur yi nga xam ne inculqué nañ ko ba pare, parce que jiitu na ci xolam. kon loolu lu am solo la. léegi nag ginnaaw bu ñu tuddee ñiy yar, ñu dugg nag ci l'islam, responsabilité bi mu jox ñiy yar ak lim leen di xaare. xam nga l'islam daf ci diine bu nga xamante ne ni dafa considérer xale comme ndénkaane la. moo tax sunu borom wax ni wa'lamu annama amwalukum wa awlaadukum fitna. mu ne xam leen ni alal yi ma leen jox ak njaboot yi ma leen jox fitna la. ñu ne waa léegi fitna bi mu tudd, te fitna mooy affliction, mooy chagrin, c'est-à-dire kon boo ko bëggee déggee noonu day mel ni dafa wax ni alal gi ma leen jox ak doom yi ma leen jox maanaam musiba la, fitna la ci yéen. ñu ne doo ko firee noonu ndax responsabilité la. kon fitna boobu da nga koy firee épreuve. donc c'est pour vous mettre à l'épreuve. doom yi, alal bi yëpp épreuve la, te épreuve ku ko tudd di nga tudd correction, di nga tudd évaluation. kon yàlla daf ñuy évaluer après ci loolu. moo tax sax Socrate wax na ko, donte wax bi alxuraan jiitu na ko ci, parce que Socrate dafa wax ni une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécu. dund boo xam ni da nga koy dund rek boo paree amul benn évaluation buñ lay defal, nee na dund boobu amul njariñ. moo tax philosophie doon nañ ci débat, di ci waxtaan ci ñi nga xam ne dañ wax ni yàlla amul, ñi ne yàlla am na, ñi ne yàlla amul, ne fii ngeen di nekk di rey seen bopp te bu ñu deewee dara du xew, bu ñu deewee rek dund jeex na. am benn philosophe ci ñoom bu leen wax ne leen nañ supposé ni yàlla amul. léegi yàlla amul, nekk nga ci dëkk bi di def lu la neex, di tooñ, lu nekk nga def ko, nga dee, dëgg la sax li nga waxoon, li nga xalaatoon am na mooy yàlla amul, bi nga deewee dara xewul, kenn jugé wu la. mu ne dëgg la kenn jugé wu la, waaye yow sa dund bàyyi nga fi ñaawte boo xam ne dañ koy tudd ba yawmal xiyaam, naan lim fi def, ñim fi tooñ, ñim fi def lii. nee na loolu personnalité amu ko, amul personnalité. mu ne nag léegi supposé ni yàlla am na, nga nekk di sàmmanteeg nit ñi, di def moral ba dee. boo deewee sax même buñ la jugé wul, mais am nga kii bu rafet, am nga jëf ju rafet boo xam ne nit ñi mën nañu sukkandiku ci jëf jooju di ko nettali. donc pour wax la ni ñoom ci yooyu la ñu nekk. waaye liy dëgg tey dëgg mooy yàlla am na, te boo deewee dinañ la évaluer. moo tax
li Socrate wax ne une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue yàlla wax na ko ci li mu wax ni allazi xalaxal mawta wal xayaa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla ne dund bi ma bind dee temps bi ngeen fi def ci diggante dund ak dee ngeen foog ni dama koo bind pour kase nee na binduma ko ci neen dama koo bind pour xool ana kan moo gën a rafet jëf ci yéen te bu fekkee ni alal biñ la jox ak njaboot biñ la jox dañ koy évaluer dañ xool ndax kan moo gën a rafet jëf ci yéen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni maa leen gën parce que maa gën ci sama njaboot ka yéen maanaam ni mu jëfandikoo ci njabootam ak ni mu leen bàyyee xel tax na mu gën donc nit ngëneelam dana feeñ donc ci toppatoo ak taxaw bu muy am ci famille bi mu xam ni yàlla dénk na ko beneen bi si des leer na parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi nee na responsabilité yooyu ma leen jox muy njaboot bi jox gi ma leen ko jox xam leen ni sàmm ngeen te bu ëllëgee ci seen kanamu borom di ngeen ma rendre compte naka ngeen sàmmee woon ñi nga xam ni moom laa leen jox donc loolu mooy responsabilité bi nga xam ni l'islam gàll na ko ci loosu ki war a yar pour wax la ni kon simple léegi nag comme tudd nañ ni sànq ni atarbiya hiya ziyaada ndollent la léegi question bi ngay posé mooy kon kiy yar kan la kiy yar il faut mu am ay valeur yu mu mën a transmettre xale bi parce que dafa am ndollent bu muy def loolu moo tax nag kiy yar war a waajal boppam moo tax Sëriñ Moustapha Sy hafizahullah wa ayyadahu waraa mu waxaat ni sa doom war nga ko yar 40 ans avant muy judd loolu waxin la pour wax la ni laata ngay waxu fondé famille war nga fexe yow amee valeur yii tax nga war a mën a yor famille parce que benn mbokk daf koy wax mu xaw a reelu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñuy wax ni yonent bi nee na nañu yokk njur yi pour bu ëllëgee mu tiitaru ci njabootam ci xeetam bu bari benn xarit wax ni jamono jii ñu toll de yokk juru doom firiwul ni da ngay yokk xeetu Seydina Muhammad waaye da ngay yokk ay bandi rek kon donc balaa ngaa wax njaboot yow miy jur njaboot est-ce que pare nga pour yar dañ cee war a waajal sa bopp responsabilité la boo xam ni kenn waru ko daw léegi nag kon way jur bi ku góor ki waajal na boppam fexe na ba li ñuy tuddee les valeurs islamiques cultiver na ko ci moom ba ku mu yor dina la yar te boo doxee ci mbedd kenn du ne acam soxna si itam noonu parce que Serigne Moustapha dafa wax ni jigéen ñetti sëy la war a sëy bu njëkk bi mi ngi koy sëy ci boppam sëy bi ci topp mi ngi koy sëy ak borom këram troisième sëy bi mi ngi koy sëy ak doomam bu dee sëy bi mu war a sëy ci boppam mooy bi mu tollee ci war a wut borom kër fekk na la ko jiitu incarné na ci moom ay valeur yu tax góor bu ko gis rek wóolu ko pour mu nekk yaayu ay doomam donc fexe na ba valeur yi incarné na ko ci boppam yiwte gi incarné na ko ci boppam parce que Serigne Cheikh moo waxoon ni jigéen buy def jumba xam di feeñ ci biti nee na seytaane bu ci tegee baaraamam bu ndaw bi nee na lu mu jurati mu lew seytaane dootul jurati lu baax kon ku jigéen ki war na fekk boppam ba war a mën a jur lu ñu war a mën a compter ci moom bu baree nag am na borom kër mu ne na sëy deuxième sëy bi mooy mook borom këram mooy lépp li ko lislaam wax digganteem ak borom këram na jéem kéemtalaayal kàttanam sàmmwante ak loolu bañ a décevoir borom këram mi nga xam ne gis na ko ba doyloo ko ba jël ko mu fexe ba loolu mu assuré ko troisième bi mooy ay njabootam mooy mu fexe taxawu njabootam taxawu leen ba fu ñu romb rek ñu ne macha allah te loolu lañ soxla mooy projet de société bi ñu wax sànq léegi nag
yooyu bu amee kon ku góor ki war na dem jëli soxna ñu ne bàyyil xel ci benn aaya ñu ne ban aaya mu ne wal baladu tayyib suñu borom dafa wax ni wal baladu tayyib yaxruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi xabusa laa yaxruju illa nakida. waaw nee na boo amee suuf bu favorable nga am jiw bu baax nee na boo ko jiwee bu tawee war nga mën yaakaar nag am gàncax bu baax. waaye boo demee ci suuf bu favorableul par exemple ñu ne pomme de ñu ngi koy bayee Maroc ñu ne suufu Sénégal bi nanguwul nga bay pomme favorableul nga jëlati jiw bu bon jiw ko ci di xaar mu taw nee na kon doo am gàncax bu baax. moo tax mu ne la boo amee suuf bu favorable am jiw bu baax bu tawee nag nga war a am yaakaar nag ni di nga am gàncax bu baax. loolu liñ ci bëgg a wax rek mooy jigéen ju baax boo ko amee war nga mën am yaakaar nag njaboot ju baax. waaye dafa am lu mu ci dugal mooy suñu borom mooy bi isni rabbi. bi isni rabbi mooy il faut nga associer ci suñu borom parce que chaque njàmbaar rek ak chaque sellte rek taxul nga arrivé ndax obstacle yi fi nekk dafa bari te seytaane mi ngi teg ay obstacle am yoo xam ne war nga ko traversé. kon boo associé wul suñu borom ak yitte boo mënti def ci yar problème day am. moo tax il faut nga associé ci suñu borom. moo tax woykat ba wax ni iza lam yakun awnu min allahi li fata faqad xaaba man yarju wa xaabal muammalu fa muusa lazi rabbaahu jibrilu kaafiru waaye wa muusa lazi rabbaahu firawun mursalu. nee na bu fekkee ni da ngay góorgóorlu rek ne damay yar sama doom te yar gi boole woo ci suñu borom nee na li yaakaar bi ci ëpp di am de mooy boo moytul di nga am mbetteel ndax liñ ci associé wul suñu borom. parce que Muusa bi nga xam ni Firawna moo ko yar lu mujj nekk yonent. waaye Muusa bi nga xam ni Jibril ci boppam moo ko yar lu mujj nekk yéeféer. parce que ñaari Muusa yépp ñi ngi judd ci jamono bu nga xam ni Firawna dafa tëraloon benn décret wax ni képp kuy judd di góor nañ ko rey. Muusa bii nga xam ni moo nekk yeneen histoire am duñ ci guddal waaye rek dem na ba yegg kër Firawna ñu adopté ko yar ko. kenn nag Muusa Samiri yu moom yaayam bi Muusa juddoo dafa ragal ñu rey ko mu dem ba ca montagne ya ca àll ba mu dugal ko ci benn xunt pour bañ gaa yi jël si ko pour bañ ñu rey ko. Jibril saa yu wàccee rek dafay jaar moo ko élevé di ko yar ba mu màgg. kooku Jibril yar xanaa kay ci moom la ñu waroon gën a yaakaar yiwte. waaye pour wax la sunu borom kooku Jibril yar moo mujj nekk jéeféer. moo mujj sax détourné ñi nga xam ni mooy njabootu Muusa yi ñenn nag ci ñoom bi Muusa demee jëli alwaax yi te mooy les 10 commandements de Dieu. bi mu demee bàyyi leen ak Haaruna Muusa Samiri yu moo ñëw influencé leen wan leen ni yàlla bi ngeen di jaamu gisoo leen ko da ngeen nax seen bopp. man nag sama yàlla dama ko représenté di ko gis di ci inspiré wu di ko jaamu mu fexe ba détourné leen ba am ñu ñëw ànd ak moom ci loolu. kon moo tax mu ne la il faut nga associé ci suñu borom boo ci associé wul suñu borom rek mbetteel dina am. moo tax ci l'islam ñu ne la ci sëy ba ngay tàmbalee bi sëy bi jotee nga war a séq ak sa soxna ñu ne balaa ngay séq ak sa soxna njëkkanteel ak seytaane associé suñu borom allahumma janibna sheytaan wa janiba sheytaan ma razaqtana. mu ne nga jàng ko laata ngay séq ak sa soxna. mu ne booy séq ak sa soxna ba yëg ni ndox mi ngi wàcc mu ne la njëkkanteel balaa seytaane di ñëw associé suñu borom alhamdulillahi allazi xalaqa min almaai basharan wa jaalnaahu nasaban wa sihran wa kaana rabbuka xadiran. nga associé suñu borom balaa seytaane di ci am yoon. bu ko defee kon associé bi ngay associé suñu borom moo tax suñu borom di teg loxo te suñu borom bu tegee loxo rek effort boo def rek réussite am. parce que buñ fàtte li ñu waxoon sànq ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni
yàlla moo ma yar ma def yitte nag rafetal yar ga kon il faut nga associer ci suñu borom ko defee mbokk yi ànd ak ñun ci Al Amine TV ko defee de manière générale loolu mooy partie bu njëkk bi ñu tudd rek de façon générale bu ko defee beneen partie bii di ñëw incha allah daañu dikk ak yéen ci yi nga xamante ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci yar ci étape yi parce que xale bi jamono bu nekk ak étape bu nekk am na luy farata pour nga yar ko ci loolu bu jugee ci étape boobu dem ci beneen étape loolu moo tax muy mën a incarner valeur islamique yi bu ko defee kon lépp lu ci jub ñu santee ko suñu borom waaye lépp lu ci dëng ñu xam ni rek ñoo doon nekk di góorgóorlu di taqale pour fexe rek am benn apport bu ñu def ci lii nga xam ni moo lëmbe àdduna yépp muy yar kon bu ko defee ñi ngi jaajëfal ñépp di leen wax ba beneen yoon incha allah wasalaamun min allahi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu